mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ni ñu leen ko waxee xibaar yi dañ koy faram-fàccee ci kàttanu borom bi di ko tàmbalee xibaar gi ñu dab ak ñetti décret yoo xam ni président de la république jël na ko yamook ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru sulet bi président de la république ni ñu leen ko waxee nommé na monsieur Seydou Nourou Tall professeur titulaire des universités jamono ji bokk ci conseil constitutionnel léegi moom mooy vice-président conseil constitutionnel bi Seydou Nourou Tall kon moom mooy vice-président conseil constitutionnel ñu yokk ci beneen décret boo xam ni mi ngi bawoo ba léegi ci njiitu réew mi madame Aminata Ly Ndiaye magistrat boo xam ni moo doon premier président cour d'appel bu Thiès moom la ñu nommé léegi ca conseil constitutionnel ngir mu yeggali mandat dem si yàlla madame Bousso Diao Fall beneen décret toftalu ci encore moom Mamadou Badio Camara doon ancien président cour suprême ak Youssoufa Diaw Mbodj ñoom ñaar ñooñu mu Youssoufa Diaw Mbodj moom mooy premier avocat général près cour suprême ñaar ñooñu daal dinañ leen nommé yees ñu bokk ci conseil constitutionnel dinañ ci dikkaat ci kàttanu borom bi ci yeneeni xibaar ak niñ leen ko waxee nomination yooyu ci ñetti décret tàbbee ci njiitu réew mi président de la république ci conseil constitutionnel ñu mu fa tabb bees ci vice-présidence bi waaye it ci ñoo xam ni dañuy mottali mandat ba léegi ci xibaar yi ñu dem ca njaareem Limaamu Laay nekk ci dëj ak seen maire bi faatu béy di sëy lay wuyoo daal di nekkoon ku am taxawaay ci xeex coronavirus bi bu ñuy fàttaliku nag ci TFM gi sax ñaari ay bés ci ginnaaw daal di na fi yëkki ay kàddu daal di ñaax askan wi ñu gën a taxaw ci xeex mbas mi mu mel ni kon moom moomu Covid bi ko daloon mujj na ko yóbbu Chérif Dia ci leeral. En tout cas, moi j'ai peur. Je vais crier partout ma peur pour transmettre ma peur, mon angoisse aux populations. mu bokkoon ci ñin gën a ràññee ci xeex mbas mi fii ci Sénégal rawatina ci banlieue bu Ndakaaru moom Bay di Sey maire bu commune bu Njaareem Limaamulaay li koy firndeel mooy fukki fan ak ñaar ci weeru juillet bi ñu génn fii ci TFM yuuxu woon na wàllu ndax nit ñi faatu bari woon ci commune am. yëg naa aussi ne gis naa ne nit ñaa ngi dee rek parce que nit ñi dañu dee nit ñi duñu xalaat lu ko rey da ngay gis kuy jékki-jékki doxantu ba ci àgg daanu dee nga jékki-jékki gis koo xam ne bale daanu dee nga gis kuy sël mu sax daanu dee kuy jàpp daan dee kuy jël daanu dee maintenant lan moo expliquer fulgurance su dee boobu ak vitesse dee yooyu nit ñi war nañ ko analyser. waaw xam nga kuréel ndobin rey sa maam loolu la rek. léegi mag ak ndaw lañu yemale day ñëw parce que man di ma observé temps yi mooy amul mag amul ndaw day ñëw rek yóbbu nga dem. moom mu jàppoon ni bakkan amul njëkk ba tax na kon mu yenu xeex bi ngir mbas mi gaaw fee jógee yàlla def fukki fan ak juróom lañ ci teg mbas mi yóbbu ko. la médecin yi wax ñu def ko médecin yi ñoom ñu am xam-xam boobu mais li ñu sant lépp dañ ko mujj bàyyi lu tax du ma ci dugg parce que nag bari na raison yoo xam ne même ñun état am nañ ci part de responsabilité. comme ni ñu def nii delloo ci sensibilisation mu bu wóor won nit ñi encore ne leen nañ dellu ca la woon médecin li ñu wax raxasoog saabu raxasu suñu loxo am gel diwoo ko takk masque respecter geste barrière. Bay di Sey jiite commune bu Njaareem Limaamulaay ci atum 2009 ba léegi moom jàngale la tàmbale laata muy dugg ci politique bokkoon ca PDS mujjee ci APR bokk nag ci liste bi gudd ci nit ñi nga xamante ni mbas mi yóbbu na leen moom nag xeexam warul niil aw askanam war nañ koo wéyal ngir delloo ko ndugal. ñu koy masaw di ko jaal njabootam mbas mi yóbbu ko noonu mel ni mi ngi lëmbe réew mi moo taxit njiitu réew mi xëy na wër ci hôpitaux yu ndakaaru yi rawatina centre de traitement yi nga xam ni moom la ñu jagleel jàngoro Covid boobu ngir xeex ko faj malade yi ba mu xëyee daal di nay wër hôpitaux yi jeexalee hôpital principal bu ndakaaru foofu la Macky Sall yëkkee yi kàddu di ñaax askan wi mesure barrière yi ñu gën a sàmmonteeg moom. tey jii dox na xool fu ñu toll tam ci ay jumtukaay fu ñu toll aussi ci ay xarala ngir mën a andi paj bi nga xam ne askan bi soxla na ko ci wàllu ci mbas mi nag li ci ñëpp wax mooy li am mbas bi dafa ñëw ak li ñuy tuddee variant delta muy melokaan boo xam ne
gaawaayam ci wàllante dafa jéggi dayo dafa gaaw ci wàllante te virus bi tam dafa gaaw nu muy feeñee loolu yëpp nag boo ko boolee mooy bu ñu fagaru rek danañu ëpp doole ngir mu bañ ñu ëpp doole nag li ñuy mën a def mooy topp li docteur yi wax digle yi ñu joxe mooy wàññi dox yi nga xam ne ak daje yi nga xam ne mën nañ ko moytu ñaareel bi mooy di takk masque quand même loolu dëgg yàlla lu nit ku ne war a mën a def la ak raxas loxo yi nit ñu ko santaane ñetteel bi muy li ëppati solo tey mooy wàllu ñàkku bi ndax gis nañu ne képp ku ñàkku même bu la feebar bi laalee amaan na li ci gën a bëri du dem forme grave te loolu rek ci am solo. la ñu mën nemmeeku mooy hôpitaux yi fees nañu rawatina clinique yi waa Kër Docteur jamono ji xayma nañ ni boo demee ca waa Kër Docteur téeméer bu fa ñëw juróom-ñett fukk yi feebaru coronavirus bi moo leen lottal ba tax na ñoom consultation yi it ful na ba ci ñett ci ñaari ay bés yi nu weesu waaye taxul ci seen i kàddu ñu yokk seen i njëg ñoom clinique privée yi nga xam ni ko amul place hôpital foofu ngay daw ngir wallu ci leeral reportage Pape Fara Ñing Pape San Ngone Mbay. salle d'attente bi nekk ci wetu bureau dafa fees dell. docteur Konaté ku génn sa morom dugg médecin bi di xamle li nga xam ne ñoom lay recevoir par jour dafa yokk ñetti yoon. liggéey bi macha allah yokk na. raw rek avant suñu ko sa man personnellement sama consultation doonul woon weesu fukki nit par bés par jour mais fi ñu toll nii. mun naa gis 30 personnes 40 personnes donc par jour. ci clinique privée bi juróom-ñett fukk ci téeméer boo jël ñoom dañoo am lii di coronavirus. établissement bi sax am na ay cas grave yu ñuy faj. bi Covid bi pour ne rien cacher moo fi gën a bare actuellement voilà moom moo fi gën a bare ñi ngi ciy def li ñu mën. waaw ñu ngi ciy def li ñu mën alhamdulilah ñu bëri ñu ngi ñëw di faju ñu ngi ciy gis seen bopp. dañuy am ay cas grave yu soxla oxygène ci structure bi am nañu benn dispositif oxygène donc ñi ngi jël et ñu ngi régler ay problèmes essentiellement voilà. bu dee ñëpp dañuy daw di dem ci clinique privée yi ñoom nee nañ yokkuñu li nga xam ne moom lay nit ñi di fay. que ni ñu lay fajee ni ñu lay toppatooree xam nga bu fekkee da ngay dem feneen di fay lu bëri te duñ la faj duñ la toppatoo boo ñëwee fu mel nii. même buñ la laajoon ay millions tamit da nga koy sawar a génne ndax faj bi daf koy jar. on est des privés nag on n'est pas subventionné privé nañu donc état dimbaliwuñu kenn dimbaliwuñu li ñu doon fay loolu nañuy fay ba léegi mais quand même ñi ngi fay. kon niñ ko gisee ci hôpitaux publics yi privé yi tamit dañoo fees dell nit ñi di gën a yokk saa su ne ñaari ay bés yi nga xam ne ci la ñu génn situation bi nag jàpp ne ñi nga xam ne ñoo nekk liggéeykat yi ndax yokk nañu seen i heure de travail ngir jàppale hôpitaux publics yi. ku wax ci mbas meek hôpitaux yi garab yi ñuy fajee it ñu wax ci ak azithromycine bi jamono ji ragal nañ ni dina manqué ndax pharmacie yi siiwal nañ ni la ñu waroon jaay ci ñaari weer jaay nañ ko ci weeru juillet bi te jeexagul mooy stogu ñaari weer yoo xam ni ca la ñu yaakaaroon jaay nañ ko te juillet bi jeexagul ndax troisième vague bi dalee na bett ni mu songee saf reportage docteur Assane Diop laaj ak tontu sax lay doon docteur Assane Diop mi nga xam ni moo doon invité émission matinale fii ci TFM ñu teewlu ay kàddoom. mois de juillet bi yàlla def na ne maa ngi ci liggéey bi depuis lu ëpp fukki at mais li nga xam ne mas ñu ko gis cas yi bëri na ordonnance yi bëri nañu nit ñi ñëw di ñu soxla di ñu sollicité ci ay garab bu mbirum soj mbirum yaram bi metti wala nit ku nga xam ne gémminam safatul dara wala bakkanam dootu si sentir benn xet lu bëri la demande bi tamit ci ordonnance yi si yenn produits yi aussi bëri na trop jamono yi ñu toll. xeetu garab yi nii laaj li si ëpp daal mooy garab yi nga xam ne tey bokk na ci li faj feebaru Covid maanaam ay antibiotiques famille azithromycine vitamine C garabu yi am paracétamol pour lépp luy mettitu yaram ak yaram bu tàng ak aussi médicaments yi nga xam ne dañ ko defaree zinc wala sélénium ak yooyu. rupture de médicament mën na am ndax bu fekkoon ni tey jii dañu prévoiroon quantité de 100 peut-être wala 1000
pour weer tey jii 1000 yooyu xëy na consommé nañ ko ci fukki fan wala fukki fan ak juróom. garab bi nga xamee ne comme azithromycine dañ ko daan utiliser pour ay infection bien précise ak sur prescription médicale exclusivement mais tey demande bi est telle que ñu ngi koy utiliser peut-être de manière en tout cas abusive et que mën na effectivement demain indi résistance de yenn microbe bi fexe ba garab boobu bu ñu ko utiliser te pour mu mën leen rey dootu leen mën a rey comme ni mu ko waree. ba léegi ci mbas mi tax na Dakar Plateau moom sous-préfet ba amul benn manifestation wala xew boo xam ni dana ko fa autoriser ba tax am na ñoo xam ni neexu leen donte mer nañ ci Djibi Diallo préfet ba ne du ci dellu ginnaaw ndax wàllante bi la bëgg mu dakk foofu ca sous-préfecture bi nga xam ni moom la jiite Marcel Farba Maroun Mardien ci reportage. Ndakaaru moo di région bu mbas mi di coronavirus gën a laal rawatina jamono 3e vague bi période fête tabaski bi ñu gisoon ne nit yi wàññeeku woon nañ comme ni muy demee at bu ne waaye depuis week-end bi nit yaa ngi tàmbali di ñibbisi loolu waral autorités yi jël ay matuwaay fii ci Dakar Plateau sous-préfet bi jël na yenn ci yooyu le matuwaay. yaakaar naa tey fi feebar bi toll umpul kenn tey médecins yi tey ñu ngi commencé déborder hôpital yaa ngi fees dell am na ñuy feebar amul fu ñu leen dugal. te variant delta bi ou mutant delta bi dafa gaaw ni muy wàllee wàll boobu nag liñ ci mën a musal mooy benn bay rassemblement yi inutile yi. décision yi nag ñu bëri ànduñ ci daanaka mbooloo yi faral di am ci wàllu culture la ñu tere ndax yeneen i mbooloo yaa ngi continuer di am. déjà marché yaa ngi fonctionné restaurant yaa ngi fonctionné déjà ça suffit service yaa ngi fonctionné gare routière yaa ngi fonctionné ça suffit bu ñu ci bëggee boole nag maintenant ay rassemblement organiser ay bal ay soirée ay anniversaire ay sabar di créer rassemblement te kenn du takk masque dafa yokk propagation bi moo tax ma ne lépp luy manifestation buy créer rassemblement actuellement ni ci biir plateau ci arrondissement plateau man personnellement du ma ko signé bi nouvel ordre waaye xeexuma ay acteurs culturels xeexuma ñu bëgg a bànneexu li ñu def mën nañu ko def seen kër mais bu kenn créer rassemblement bi en tout cas situation bi changé parce que feebar bi wàññeekuwul contamination yi ñu ngi yokku ñii dee ñu ngi yokku ñun mënuñu aussi suñu responsabilité la mënuñu donc seetaan nit ñi nekk ci condition yooyu ba pare ñu ñuy favoriser ay rassemblement ci lu demee noonu. ba mbas bi tàmbalee ba léegi Dakar mooy région bu mu gën a sonal ak 3e vague bi nga xamante ne variant delta baa ko indi 75% cas contamination yu amee ci réew mi ngi jóge ci capitalu Sénégal. débordé lan moo ciy pexe vaccin bi la ñëpp wax ak mesure barrière ba tax na 500 000 doses vaccin agsi nañ tey jii nguuru Sénégal dalloo ko waaye am na leneen loo xam ni war na yegsiwaat fileek diggu weeru août bi ñu dëgmal kàddu yooyu ñu ngi ko nangoo ci Abdoulaye Diouf Sarr di ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram genn wàllu million dose vaccin yooyu yegsi tey ci suba ak ci ngoon lañ ko dalloo Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoom ñoo taataan kàddu ministre de la santé. parce que xam ngeen ne variant delta bi ñuy wax tax na bés bu jot rek ñu am lu ëpp juróomi téeméeri contamination te loolu gaaw na gaawaay boo xamante ne suñu yokk lal bi gaawaay boobu moo koy lekk lu ñu yokk ci lal rek gaawaayu virus bi dana tax vraiment lal yooyu du doy bon nag ñu taxawaay mu ngi war a gën a nekk ci prévention. mais loolu yëpp dañ ko war a boole ak vaccination parce que vaccination xam nañ ne mooy élément bi xam ne danañu jàppale lool moo tax Sénégal si njëlbeen mu ne du xaar kenn du ko indil vaccin boobu may ko day dem jëndi commencé waat donc bu ngeen seetloo bu baax lépp luy matukaay rek dañ koy jël pour vaccin bañ fi ñàkk pour que stratégie de vaccination bañ a taxawut pour que tous les jours rek ñu mën a jot effectivement vaccin may am vraiment xel bu dal parce que bu ma seetloo ñetti fan yi passé wax dëgg yàlla boo demee ci centre yi ñuy vacciné woo da ngay sentir ne prise de conscience bi ñëw na te suñu stratégie de vaccination yemale ñu ko rek ci ak ñi ànd ak feebar personnel de santé dañ ko ubbi bu baax léegi pour que képp ku am plus de 18 ans rek nga ñëw effectivement donc bokk ci. ba léegi ci mbas mi ak force Covid comité de suivi bi daal dinay siiwal tey jii rapport ba nga xam ni def na ko ci taxawaayu général de division François Ndiaye ñu siiwal document boo xam ni tënk nañ ko ci 253 page ana naka la tëddee Ibou Diouf moo ñu koy leeralal.
ginnaaw bi ñu taxawalee commission bi ñu jagleloon muy saytu lépp lu bàyyeekoo ci fond Covid ak niñ koy séddalee ci niñ ko baaxe woon defee fii ci réew mi ñooñee nag fësal nañ li nga xamante ne moom lañ jot a liggéey lu ëpp fukki weer ak ñaar ci loolee nag ñu amaloon ci ab ndaje bu yaatu jaarale ko ci xarala yu yees yi ñu naan ko visioconférence ñu ne nag jotoon na rek ngir taxawul li ñu duppee résilience économique taxawaay bi nga xamante ne namoon nañ ko am te ñu wekkoon ko ci ñeenti pàcc bokk na ci taxaw ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kër docteur yi taxawu askan bi ak itam lu bàyyeekoo ci wàllu entreprise yi ngir lépp li nga xamante ne mooy bàyyeekoo ci jafe-jafe ci mbas mi ñu mën ko gàttandu. ñu ne ci koppar bi nga xamante ne dañ ko xayma woon ci téeméeri milliards ak ñett ci suñu xaalis jot nañ ci dépense lu toll ci juróom-benn fukk ak ñeent lu tegal juróom-ñaari milliards ci suñu xaalis terewul nag ñi nga xamante ne ñoo doon participer ci réunion boobu. ñu doon sàkku rek ci comité yi ñu xaw a gàgganti yenn pàcc yi nga xam ne dañu jàppoon ne rek xaw na tàggatémbe ci liggéey bi ci loolu tamit ñu ngi doon sàkku rek ñu gën a dooleel waa pharmacie nationale d'approvisionnement ngir lépp luy dugg fii ci réew mi ci xeetu garab ñu mën ko saytu bu baax a baax lu aju tamit ci plateforme bi ñu fësal ko bu baax a baax ngir képp kuy doomu réew mi nga xam ni ñuy liggéey ñu ne nag ak mbas mi di coronavirus ak taxawaay bi nga xamante ne comité bi amoon na ko ñu ngi xaarandi rek ci dogal bi bàyyeekoo ci kilifa yi ndax dañuy wéyal liggéey bi am déet. leneen ak baccalauréat bi ñaari fan ci des moo dox suñu digg kon ak examen boobu xale yaa ngi ci wàccaay yi am na ñoo xam ni jàpp nañ ni alhamdulilah biñ ci yeggee ndax année bi guddoon na lool ñenn ñi ñoom tiitange la ñu àndal reportage ca lycée Blaise Diagne Fat Bintou Konté Jaafara Ba. ñaari fan rekk ci des ñu jublu ci li nga xam ne moom mooy épreuve baccalauréat yi lii jamono ji nag élèves yi nga xam ne ñoom ñoo koy def fi mu toll ni ñi ngi ci dernière révision yi lée ñoom ñaari candidats yi nag ña ngay def terminal L2 fi mu toll nii ci stress bu metti la ñu dëkkee. instant yi moom ñoo ngi stressé waaw ndax bac bi c'est pas facile mais on tient bon. métti woon na trop ça n'en disconvient pas métti woon na trop ak nu mu mënti demee aussi on a su tenir tête parce que tamit yombul daal comme toute classe aussi comme toute classe d'examen. Adama moom xelam dal na ndax li ko wuuteeg ñaar ñi le moo di c'est la deuxième fois muy def li nga xam ne moom moo di bac. essai yi moom pour man sama bopp moom essai yi moom dama sànni sama bopp à l'aise quoi waaw. parce que pour man moom parce que bii mooy la deuxième fois ma koy def bokkul ak ki nga xam ne mu ngi koy door a def. ren ji nag année scolaire bi guddoon na loolu ñu jotoon repousser li nga xam ne moom mooy première datu bac bi lee candidats yi ñoom fi mu toll nii jàpp nañu ne daal nañu jublu ci mbir yi rek moom moo ci des. loolu moo tax jàng bi xaw a yéex tamit ñun tamit sonn nañu élèves yi sonn nañu professeurs yi sonn nañu loolu moo tax jàng bi xaw a yéex tamit ñun tamit sonn nañu élèves yi sonn nañu professeurs yi sonn nañu. surtout ak date yi ñu pousse nii examen bi ñu jëlee ko le premier il war ko le 29. lu ci am ba am benn soulagement rek la ñu am ci année scolaire bi lee moom moo di programme yi yëpp yemb na. ñu wax ci wàllu politique ak révision exceptionnelle liste électorale yi ay bés bi nu dëgmal incha allah ci lañ koy tàmbali mu mel ni ñenn ñi jàpp nañ ni délai bi dina xat lool ba ñëpp ñi bëgg a bindu mën a bindu waaye lu mu ci mën ci doon nañ jàpp ni kon moom la ñu dëgmal Mamadou Fall Mohamed Dieng ci leeral. décret présidentiel wane ni kon ñu ngi ci étape bu mujj. bu ñu yóbbu ci élection locale yu janvier 2022 yi ab projet décret boo xamante ni dañuy coppi li nga xamante ni moo di liste électorale yi ñu daal di koy nag amal ci urgence. président bu signé décret bi day wane ne rek léegi ñu dem élection te lii nag ponk la ci bu am solo ndax comme ni ma ko waxee 2018 ba léegi lu ay junni nit bëgg nañu bindu ci fichier bi mënuñoo bindu. fii mu toll am nañu occasion boobu mën a bindu bu ñu paree ci bindu fichier bi ba fichier bi ñu stabiliser ko liy des mooy déposer liste yi dem campagne ba pare pour que élection yi mën a am. lépp ci processus électoral bi ci urgence lañ ko defee projet de loi bi urgence lañ ko voté conseil des ministres loi bi urgence lañ ko voté à l'Assemblée nationale révision bi tamit boo moytu dans l'urgence lañ koy nar a defee parce que 45 jours sax matu ko. tey jii faaw ñu amal ay mesures ay taxawaay yu am solo ngir rek mbooleem sénégalais mën a wote. xam ne dañuy am 18 ans jour élection yi mooy ñu judd 2004 ñooñu ñëpp
booy xool mat nañu 1 million de personnes booy xool ñeneen ñi mu concerne mooy ñi nga xamante ne dañu laal seeni commune ci découpage bi mooy découpage bu Kër Massar mu laal Tëngéej mat nañu presque 500 000 personnes genn wàllu million ñeneen ñi mooy ñi nga xamante ne dañu yelloo inscrire parce que inscrire ñu woon wala ñu war a changer adresse ak yooyu mat na tamit 500 000 personnes genn wàllu million booy xool mën nañ nag lu toll ci à peu près 2 millions de personnes révision bi di concerné. weesoo loolu ñenn ñi jàpp ni décret bi nag am na ay manquement ndaxte rek ñu bëri mën nañu bañ a wote. dafa mel ni parti bi yor pouvoir bi sawarul ci xale yu ndaw yi am 18 ans dem voté ji ndaxte boo sawaree booy encouragé nit ñi ko demal nga bindu ji da nga ko koy yombal mais boo ko nee révision bi yow bokkoo ci directement parce que sa extrait de naissance mënoo cee bindu léegi demal nga wuti carte d'identité boo ci paree boo amee carte d'identité ba pare ba ñu defal nga ñëw ma defaraatale benn carte d'identité boo am carte électeur. ñenn ñi gis ni délai bi ñu jàpp dafa gàtt lool ngir mën ci amal li nga xam te ni moo di révision exceptionnelle yu liste électorale yi waaye nag ñu sàkku ni kon faaw moom organisation bu mucc ayib ngir kon ñu mën a amal ay élection yu mucc ayib. Bombardier Balla Gaye 2 dàq nañ ko ba jëmmi jamono dogal gi tukkee ci gouverneur bu Ndakaaru ak yeneen làmb yu waroon a am sax waaye mel ni promoteurs yi ñoom ñi ngi sàkku ba léegi ñu defal leen huis clos partiel maanaam bàyyeeguñu gouverneur bu Dakar jàpp ni ñoom xanaa huis clos total bu ñu bëggee bëree loolu la ñu mën a jàpp kon ci li ñu mën a tënk rek ci leeral ci reportage Cheikh Sadibou Diarra bi gouverneur moom mujj na ne nañu dàq ba jëmmi jamono combat yooyu. Papa Boy Djiné daw na ko Bébé Bismi. làmb duñu ko amal fii ci Sénégal ba jëmmi jamono loolu moo génnee ci ñaareeli ndaje bi doxoon diggante gouverneur bu Dakar ak promoteur yi. Covid bi lëmbee réew mi moo ko waral. ke tey ñaari proposition lañu tegal report wala huis clos total ñun xamal nañ ko ni huis clos total arrangé wuñu parce que lamb ay millions la mu ni nag comme huis clos total arrangé wu leen report moo fi des ñu leen nag kon ñoom lañ jël seen ay responsabilité ñu daal di reporter événement yi juste. report bi neexunu mais dans l'impossible nul n'est tenu. état jël na décision mënuñu def lu dul accepter décision bi tey ñaan yàlla feebar bi teel fee jóge fii ak weer fii ak ñaari weer ñu defar combat yi keneen annulé ko ñu defar ko ñëpp nekk ci jàmm ñëpp fekkee ko jàmm. su fekkee ne ñu ngi nangu ndogal promoteurs yi jàpp ni faaw ñu defaat yeneen i dépenses. communication bi nga démarré woon encore dafa yeneen communication y a beaucoup de choses yoo xam ne il faut ñu reprendre ko encore defaat ko au moment où bu ñu autorisé pour ñu def lamb ji donc évidemment y aura d'autres dépenses yoo xam ne donc dinañ ko encore engagé defaat ko. loolu nag taxul ñu laajagum ndimbal. waxtaanuñu ci dédommagement honnêtement on n'a pas discuté de dédommagement mais parce que aussi nous sommes tous des citoyens bu ñu état présenté situation sanitaire u dëkk bi ñu xam ci loo xam ne peut-être ñu bëri xamuñu ko ci donc avec des images et tout franchement je pense que étant un bon citoyen duñu on parle pas d'argent on va voir d'abord la santé des populations et que loolu lañu jiital moo tax on n'a pas parlé d'argent on n'a pas parlé de dédommagement. lamb ji moom bokk nañ ci ñi Covid bi gën a yàqal ñaari saison yu yeggul la ñuy tegle mu doon lu metti ci mbër yi promoteurs yi ak amateurs yi. ñu leen di gërëm di leen sant ci seen teewlu fileek minute yu néew incha allah.